pour dem Bercy am na ñoo xam ni tey jii dem nañ ñu ngi bari am na ñoo xam ni tey jii ñu ngi ci région yi parce que am nañ ay représentants fépp ci biir Sénégal am na ay artistes yu siiw yu ñëpp xam am na ay artistes yoo xam ne tamit ci digg bi lañ nekk am na ñoo xam ne kenn xamagu leen donc artistes yi léegi dañu booloo parce que dañu war a bokk ci ñi nga xam ni fi ñuy décider dañ fa war a bokk donc ñun nekkuñu fii pour di contre benn nguur dañ fi ñëw pour gis koo xam ni gis nañ ni day liggéey Sénégal yéene Sénégal jàmm bëgg Sénégal jëm kanam bëgg jeunesse réewam ñu jàppale ko te loolu gis nañ ko ci président Macky Sall parce que politique culturelle am ñun jàpp nañ ni baax na parce que SODAV tey jii dafa nekk benn structure boo xam ni boobu ba léegi artistes yi ñu ngi ko doon jooy soo xoolee bu njëkk ba droit d'auteur waykat bi rek la daan fay bàyyi les instrumentistes mooy sabarkat yeeg guitaristes yeeg percussionnistes yeeg yooyu mais boo xoolee président Macky Sall bi mu ñëwee en 2014 dafa defar SODAV jàll tey jii mu wóor ni artiste tey kuy tëgg sabar ak kuy tëgg tama ak ku yor guitare ak kii way ñooyam ñëppay am droit d'auteur tey artistes yi dañ doon jooy ni suñuy CD dañ koy piraté tey jii ñoom ñu créé loo xam ni tey lépp loo xam ni support la boo xam ni mën na enregistré buy dugg ci réew mi dina am benn taxe boo xam ne dañ ko ciy jël déposé ko pour les artistes mooy tey boo ko dee dugal ay CD vierge dina am benn taxe boo xam ne dinañ ko jël yóbbu ko SODAV pour di ko fay les artistes tey su fekkee dañ fi indi ay clé USB dina am benn taxe boo xam ne dinañ la ko dagg jël ko jox ko les artistes te dafa am loo xam ne dañ ko yàgg dégg chaque fois gars yi dañuy ay animateurs dañuy invité ay artistes ci télé bi naan leen musique bi dafa dee gars yi dañoo sonn ci corps de métier boo gis ci àddina bi am na ñu sonn am na ñu sonnul am na ñu tane am na ñu tanewul am na ñu am na ñu amul mais il faut politique boobu gars yi di def di toog ci télé yi naan artistes yi dañoo sonn enseignants yi am na ñu ci sonn policiers yi am na ñu ci sonn gendarme yi am na ñu ci sonn fonction publique noonu fépp tey jii baaraam yi ni ñu sutantee noonu la nit ñi sutantee mais am na ñoo xam ne ñu ngi vivre de leurs arts li am solo mooy ñu bokk ndey ak baay comme ni ñu tuddee suñu mouvement xàcceendoo dóorandoo moo tax tey ñu woo artistes yëpp ñu ñëw fii gunge nag le président de la république président de la république parce que il a fait beaucoup de choses pour culture mooy au moins am na ay décisions xam ne jël na ko yoo xam ne mën na jëriñ artistes yi biñ ko defee nag ba pare ñu ne ñun mënuñu def dara sans notre ministre de tutelle mooy le ministre de la culture Abdou Latif Coulibaly bi ñu defee ay réunion chaque semaine ñu def ay réunion ak artistes yëpp ba am rendez-vous ak le ministre am ak moom audience waxtaan ak moom ni ko ñun dañ lay jël comme parrain nga parrainer suñu association bi nga xam ne nag yemul ci association culturelle kese parce que fépp fu ñuy décider ci réew mi bëgg nañ artiste taxaw fa ñu dem seeti ko mu accordé ñu loolu ak woyofaayam ni ñun même boo leen ñëwloon fii proposé ma ni ñun yow lañu bëgg pour def la suñu parrain moom mooy jóg nekk suñu parrain par la force parce que ay artistes ngeen te santé naa li ngeen di def noonu Souleymane Jules Diop muy le ministre Souleymane Jules Diop tey man suma xamante ak président de la république moom moo tax sama xarit la ba mu ko yëgee mu rafetlu ko ni ma Mame Ngor lépp luy jëmale Sénégal kanam di jëmale aar kanam Abdou Latif Coulibaly nekk suma mag dinaa bàyyi di may def yëpp xam ne ñëpp xam nañu ministre amul jot mu bàyyi ay soxlaam ñëw donc ku mel ni Amel Diop yëg ko noonu loolu def spontanément ñëw ak ñeneen kii ngeen gis ni mu toog fii mooy Doudou Fall tey ñuy wax ni musique dafa dee il a investi ci musique sénégalaise ubbi benn boîte bi ñuy wax le Gaynde ñëpp a koy dégg man dama fay joué Salam Diallo da koy joué ñëpp a fay joué artiste Sénégal yëpp xamul perte xamul dara il a investi des millions pour la musique sénégalaise c'est un homme de culture moom tamit dañ ko invité pour mu ñëw pour ministre bi reconnaître ko xam ni au moins am na ay Sénégalais yoo ko xam ni ba léegi gëm nañ ni musicien tey jii bu génnee kastam même bu jarul
bu joué chaque semaine dina am loo xam ne dina ko mën a am du gérer njabootam donc moom tamit ñu koy remercier ci présence am di ko ne remercier si loolu en attendant na jox nag le ministre mu nuyoo après ñu door a dugg ci waxtaan bi. xam naa dafa am lu ma ciy dolli parce que nee na ma nekkuma fi woon ok ma nekkuma fi woon dama nekkoon États-Unis ça fait 5 ans 2012 laa fi jógee dellu si 2017 donc man dama ñëw fekk mouvement bi taxaw ba pare pour mu leer le secrétaire général Mame Gor moom moo ma woo leeralal ma ni que dafa am benn association bu ñuy def xàccandoo dóorandoo pour soutenir la candidature du président Macky Sall. mu nekk nag loo xamante ni ma sawar ci sax lool parce que fekkoon na avant boobu ma ñëw génnee benn album tuddee ko Sénégal émergent mu bëri wax ku nekk di wax man j'assume te ku ma xam aussi xam na ne lu ma wax dama koy assumer te lépp loo xamante ni aussi dama ko def bu ñu demee lii yaa ko def bi ma ñëwee aussi ma fekk sama ay frère ak sama ay sœur yu ci nekk ku ci nekk ma xool la nga doy ma ba tax ma mën a ñëw dugg donc looloo waral ma ñëw dugg ci absence bi c'est normal parce que c'était purement jigéen am na benn moment de ta vie il faut nga bàyyi sa carrière def benn sacrifice donc sacrifice boobu moo taxoon ma dem te ku nekk xam na ni bi ma fiy jógee di dem boobu Aram mi ngi nekk ci biir armam te ñi fi toog te bokk ci groupe bi ku ci nekk da nga marqué sa empreinte ci musique sénégalaise ñun amatuñu loo xamante ni dañu ko fi confirmer wala loo xam ni dañu ko fi non musique passion la dañ koy def dañ ci nekk mu nekk ci ñun ñu koy def mais nekk loo xamante ni parce que est-ce que dañoo bàyyi ba benn moment wala est-ce que dafa am ay lii non ñun ay artistes lañu ñu gëm suñu bopp ba pare li ñuy def ñu xam ko maîtriser ko mën ko bokk nag ci dëkk bi parce que dëkk bi tam boo ci bokkee lépp loo xamante ni aussi da nga koy def da ngay sóoraale ne que vraiment yow da nga ci am wareef te ñun suñu wareef ci dëkk bi déjà li Mame Gor wax léegi rek ñun amuñu problème mobilisation ndax yàlla def na ni am nañu ñu bëgg te yàlla rek tax donc ñun suñu ginnaaw ñun dañu ko wóolu parce que tey bu ñu bëggoon salle bi nekk 1000 personnes ku ci nekk bu defee 50 personnes sax dafay fees à plus forte raison nag suñu ay nit yëpp te comme li Mame Gor wax suñu ay ginnaaw tam dañ ñoo déggal te fuñu leen woo ñu def ko parce que bëgg te yàlla tax rek am solo te ñun dafa am ñu topp suñu ginnaaw bëgg ñu te yàlla rek tax donc suñu mouvement bi nañu jàpp ne du ay mouvement dañ koy def nii tey pour suba ñu génn ci non dafa nekk mouvement boo xam ne dañ ko gëm dañ siy teg suñu daan dañ ciy dem ba mu jeex dañuy doog a commencé nag mais peut-être li nga xamante ni loolu la ñuy def ci kanam peut-être buñ ci àggee dinañ ko gën a fësal. biir moom Sénégal on a tendance à ce que saa yooyu jublu ci dara ñu wax loo xam ne ça n'a rien à voir le grand théâtre de Salam Diallo date de 2012 kon pourquoi attendre jusqu'en 2018 pour en parler boobu léegi Salam Diallo mi ngi joué toutes les semaines 2 à 3 fois par semaine di def samay prestation képp kuy def prestation bu mag que ça soit ici au Sénégal ou dans le monde entier doo dem tab boole woo ci Salam Diallo je m'en réjouis te maa ngi sant sunu borom bu baax donc li Mame Gor wax dafa am solo ku nekk am nga droit ni fii laa far fii laa bokk li lay def et ça n'engage que la personne ñun ci dëkk bi la dëkk on n'a pas froid aux yeux juddoo fii yaroo fi màggee fii nekk ay self-made men nekk ay xale yoo xam ne ils se sont battus toutes seules kenn mësu ñoo jàppale ci dara on a pris l'initiative d'être unis bokk ndey bokk baay di xàcceendoo di dóorandoo te kuy seetlu li ma wax na nga dem ci source yi yàgg naa xeex ni artistes yi doon war a booloo yàgg naa ko xeex ñoom Cheikh Tidiane Tall fii la nekkoon ak ndam si yàlla Abibou Faye bi nu defee coow loolu Wally Seck artistes yu bëri téye seen loxo man leen c'est pas normal bu fekkee ñun ñëpp dañoo amandoo kenn dafa am problème ñëpp dañoo war a jóg Thione Seck bi ñu ko téye fii Rebeuss man maa jël collecté tous les musiciens yëpp ñu àndandoo dem Rebeuss ma yóbbu fa lekk ak ay naan ay acte noble yoo xam ne ñun ñoo ko bokk ñoo ko war a bokk ñoo xàccandoo dóorandoo ñun nag xàccandoo dóorandoo bi man mii maa ko génne ñun du ñuy ay ragal fu ñu jëm xam nañ ko tax xam nañ suñu bopp ñooñu di bind ci ay commentaires ñun man du ma lire commentaire man lu ma def rek naa ko def et j'assume mes responsabilités les chiens aboient la caravane passe je vous remercie. Sénégalais xam nga lan moo am solo mooy nga nekk fi
waykat boo àggee un an ngay ak xew yi mais waykat da nga fiy nekk comme Youssou Ndour ñun dañ fi nekk man lundi laay tëgg lundi moo gën a diis ci jour yi borom boîte bi may tëgg gi nii xanaa du ma fen ci kanamam démb fa laa tëgg fees dell la def dell la mu ni toog ñun bu ñu waykatu buzz taxaw rek ci internet bi di yuuxu ñu naan feesal na fii dajale sa ay caméra concentré nit ñi pour ñu ne am nga nit non ñun dañu am nit mun a way na lu waytu de way lañuy def dañu li ñuy def dañ ko mën mais nag am nañ droit gis benn président boo xam ne il est jeune il a de l'ambition il veut faire avancer le pays ñu jàppale ko Macky Sall bi mu ñëwee sàcc yëpp la jàpp day liggéey man Macky laa far mag ñi ma àndal ku mu naqari nga dee